Bonsoir chers amis téléspectateurs de la 2STV ñu ngi leen di nuyu di kontaan si yéen di bëgg ci toogaay bi ngeen toog di xaar émission bi High Level émission boo xamante ni ñu ngi am vraiment retour yi ci nit ñi di wax parce que tout simplement ñu ngi ci wane askan wi ñi nga xamante ni ñoom la meññ te ñu lay delloowaat li ñu jëlee si ñoom ci kaw xam-xam ak gis-gis bu leer ak doxalin bu yàgg ci biir réew mi dafa yoon ñuy wane nit ñi di leen jëmmal di leen wane ci seen tolluwaay lu wuteeg nag seen yeneen activité nag tey nag may dalal koo xamante ni bi may xool turam si Google liggéey métier yi ak yi mu jot a def dafa bëri torop donc mënuma ko présenter ça veut dire que je vais devoir prendre au moins 1 heure de l'émission pour le présenter donc je pourrais pas mais leen de xam naa ko mooy ñaar yi dina leer ci moom mu nekk profession bu wér si moom muy artiste la conteur la écrivain et poète maanaam professeur des lettres modernes ci biir nag au fur et à mesure émission bi di daw dinaa leen mën a delloowaat si yenn fonction yi ñu ciy waxtaan parce que bu ci nee am na benn en ricochet yu ma ñu mën lu ma ko si bëgg laaj yàlla na 1 heure bi doy pour ñu mën a waxtaan ak moom pour jëriñoo ak askan wi donc li may def mooy damay dalal professeur Massamba Gueye. waaleykum salaam. monsieur le président. el présidente. maa ngi lay nuyu man tur boobu moo ma gënal ci tur yi ñu lay jox. bu weesoo turu jullit bi. nga xam ne mooy bu dëgg bi. Moustapha waaw Moustapha. nga xam ne mooy gën gi mbindeef. damay bëgg bu ma lay wooyee beneen tur. muy tur bi nga xam ne moom la yàlla dogal ci yow. dëgg la maa ngi lay nuyu di nuyu. suñu mbokk yi ñu seetaan ci 2S. di nuyu borom kër gi ak ñi ngay liggéeyal ñëpp. di am mbégte nag lool ñëw fii daje ak yow. ndax da ngaa ñëwoon ba sama kër. ndeysaan ngaa soloon sa dàll ñëw ba sama kër. ndeysaan kon tey kontaan naa ma sol sama dàll ñëw ba fii sa kër. man mii maa kontaan parce que am la yombul jot bi bëriwul te jamono ji naxadi na et donc man may woo la nga ñëw fii daf may neex trop professeur fan nga ganee àdduna ci biir Sénégal fan nga wax ñu tuuti ci say origine. waaw man maa ngi ganee àdduna Koki dëkk bu ñuy wax Koki fi mu nekk nii mi ngi ci région de Louga. waaye ci jamono yu njëkkee moom. Kajoor la bokkoon. waaye nag moom mooy frontière u Jolof ak Njàmbur. man foofu laa juddoo donc sam papa fa la dëkk. mais dañ ma bàyyi ak sama maam bu jigéen mu yar ma. sam papa nekkoon chef de poste médical donc il était homme de santé. ñu affecté woon ko ci benn village. bu nekk Thiamène mu def fa 27 ans mais daf ñu bàyyi woon ak sama maam mu téye ñu Kokki dañu téye woon Kokki ñu nekk fa di jàng boole alxuraan ak tubaab. ba benn moment nag xam nga rek samay jalt. waaw ay xeex ak ay kenn xamul. bëri ñi ñëw CP2 jamono boobu ndeysaan amuñu maître bi ñu passé CP2 dem C1 amuñu maître ñu toog 3 mois amuñu maître boobu. Sénégal demeewul nii amuñu maître ñu jël ñu nag yóbbu ñu Thiamène nag foofu nag laa jàngee. Thiamène mi ngi à 12 kilomètres de Koki foofu nag laa jàngee foofu nag laa defee sama parcours jàng ba am entrée en 6e certificat entrée en 6e dem Louga jógee Louga laa amee bac donc CMT laa jàngee donc parce que boobu dañuy def bu fekkente ne am nga entrée en 6e ay 12 ans yooyu 11 ans et demi 12 ans ñu yóbbu la CMT su fekkee am nga ko nag 13 ans ñu yóbbu la collège. Wow. Donc comme ñun ñoo gënoon nekk ay xale. ñu yóbbu ñu foofu parce que foofu technique lañ doon jàng donc foofu nga doon jógee dem ay de la fosse et cetera donc loolu daal moom mooy li nga xam ne moom laa ko mën a wax en résumé. ba bu ma amee bac nag soog a ñëw Dakar jàng si. mais Koki si ñun ñi nga xam ne ni bokk bi ñu gënee àdduna yàgg na. tuuti mais Koki grenier la woon bu nit ñi xam ci Sénégal ñun ñëpp ci jàng lañ ko xam. ban côté intellectuel wala vraiment bu jàngum tubaab la amoon si biir. waaw boobu Koki dafa xaw a doy waar ndax Koki bi ko Mame Matar Noumbé Diop di sanc moom alxuraan la ko doon sancee tuddee ko Médina. bi mu ko sancee tuddee ko Médina def fa daara mu dem ba moom bu mu génnee àdduna. presque environ ay 100 ans environ. sëtam moo ñëwaat. waaw di ko wër ne fan la sama maam sefoon daara ji. Njaga Issa di ko wër ba gis ko. mag ñi ne ko am na ci version bi ñuy jox mag ñi ne ko fii de la daan toog xale yi sax dañ daan toog fii di kocc naan di kokki fii di toj ay new ak yooyu xaw ma ñi ne ko mag ñi nettale moom nag mu sancaat Kokki kon Kokki moom alxuraan moo tax ñu sanc ko maanaam xam-xam a tax ñu sanc ko loolu donc ba tey jii nii ñun bi ñuy nekk xale effectivement fekk na nag mu am beneen daara bu fa ñëw mooy daara ji fa nekk nii bokkut ak daara ji sanc Kokki
D'accord. daara ji sant Koki mooy ñi sant Diop ñoom ak grand serigne de Dakar bi sant Diop benn famille la. D'accord. maanaam ku munta nekk grand serigne fii munoo nekk chef de village Koki parce que benn famille la Mamatar Ndoumbe Diop la ak Dial Diop. léegi nag comme dëkk boobu noonu la demee. mais comme Koki dafa nekkoon aussi ville coloniale bi tubaab bi ñëwee. dafa def gare def ko un centre économique def ko centre de collecte ay Morelo Plom nekk fa Texas nekk fa man kër gu ma dëkk tey jii moo doon siège u Bionteser ak Morelo Plom. D'accord. donc les familles Yazbak fa lañ dëkkoon ñoom Pa Aziz Yazbak ndéem si yàlla. donc ñun ñaar yooyu la Koki teel a jaxase. D'accord. donc alxuraan dafa jiitu ba pare nag école française teel fa ñëw. oui waaw. li waraloon Sénégalais yi doon bu ñuy xalaatee xale bu xaw a tëj ci kër rek ñu yóbbu wax Koki xale yi ragaloon dem ba ragal Koki. daara ji la daaray sëñ Matar kii la daara ji nga xam ne sëñ Saxirloo Ahmed Saxirloo. moom moo ko fa teg Ahmed Saxirloo ñu ngi ko tuddee papay Jiili Mbay ak sëñ Sambay. moo ko yar. samploo ko daara foofu mu samp fa nag daara joo xam ne. rigueur éducation bi. moo taxoon fu xale tëye nit ci Sénégal. dañ koy jël indi Koki ñu redressé ko système bi ñu amoon nag mooy bu fekkee da ngaa léej. nekk kuy xeex buñ la dugalee ci biir daara ji dootoo génn. wala booy génn rek da ngaa wàcc alxuraan. man gis naa koo xam ne bi ko waajuram di indi da ko jéng. waaw parce que dafa am lu mu defoon ci biir kër gi. idée boobu la ñu amoon parce que kooku kilifa la. waaw idée boobu du. kooku kilifa la tey. mais biñ koy indi dañ ko jéng. waaw parce que li mu doon def c'était. àggoon na ci yoo xam ne mënuñu ko nettali. Koki xale yi ñëwee ñu ko woon comme man sax. ñu bëri na Koki defar seen jàng. dëgg la ndax boo léejee Ndar. wala nga léej Dakar. waaw dañ naan la suba nga dem Koki. keroog ngay gëj a daw. dëgg la keroog ngay jàng ba sam jàng kon Koki defar na jàngu ñi ñëwoon biir Koki defar jàngit ñi doon jàng ko bañ a dem Koki. dëgg la akay dëgg Koki. donc environnement boobu ñun moom macha allah moom lañ am vraiment ñaari environnement boo xam ne da ngay góorgóorlu ci alxuraan. tuuti. boo ci fendiwut tamit di nga jàng tuuti. dëgg it bu fekkee ne war nga ci fendi nag di nga dem ba sori. bu fekkente ne nag école tubaab bi moom da ngay judd rek ñu inscrire la. donc Koki moo amul différence boobu ñaar yëpp ngay def ba tey ji tamit loolu moo fa am ba ca daara jooju ngay wax sax. daara ji dafa am université boo xam ne tey les meilleurs résultats au bac ñoom ñoo koy am. muy bacu arabe bi muy bac général bi. macha allah donc loolu moom mooy Koki. donc yow mën naa ni sa passion si lettre ak njàng ak jàngale si sa origine la jógee. loolu moom ci origine bi la jógee mais aussi sama maam bu góor. waaw sama maam bu góor Leyti Gisee Leyti Gisee. waaw nga xam ne moom loolu la ma doon métier historiographe la woon. ok mais comme li ngay wax nii man bi ñu nekkee xale Koki dafa am ay mag ñu marqué woon. muy El Hadj Mor Mbaye bi nekkoon RTS. El Hadj Mor Mbaye Koki. waaw Koki la dëkk sama maama ko yar. rakkam Baye Mori Mbaye. nga xam ne ñun dañu doon judd on était fascinés. les productions orales man sama papa par exemple tourneur la woon. daf nekkoon na médecin. mais homme de théâtre la doon. ok daana def théâtre il doon jouer banjo aussi. bi muy nekk étudiant nekk Saint-Louis. da doon jouer banjo bi nekk élève du moins. mais bu ñu demee ba environnement bi ñu màggee ñun mooy production parole. c'est-à-dire wax ju rafet. mag ñi da ngay toog ci penc bi ñuy jaayante xam-xam. biir kër gi dañuy jaayante xam-xam. baat boo wax keneen dina la jéem a wax baat bu ko gën a kowe. maanaam da ngay gis ne ñii maanaam wax plaisir la fa woon. mais wax boo xam ne dafa am njëriñ wax buy defar wax bu rafet. waaw bëri code. waaw code nag. bëri code da ngay teel a jàng kàll. parce que ñun amoon na ñaari kàll. amoon nañ kàll boo xam ne da ngay inversé. amee daa MD. damay dem amoon nañ beneen kàll bu gën a compliqué. dalvamay delvem. waaw mais kàll ak baal ma doguma la si loolu kàll source mi kon fan la si biir Sénégal. source yi moom lël la. moom kàll moom ku daan dugg lël dañ daan tëgg waxin woo xam ne ñi bokk lël ñoo xam nu ñuy waxee. comprendre ok loolu ko andi. waaw moom nga xam ne genre argot lay doon. waaw parole de groupe la. mais kàll moom moo lay wan ne aay nga ci wolof. ndax mooy dëpp wax ji. waaw ndax damay nga ne amayda. waaw dem nga ne MD. waaw amayda MD damay dem. bu ma toogee ak yow di waxtaan. mu am koo xam ne jege nañu. te ma bëgg laa wax loo xam ne waru koo xam. damay dëpp wax ji. waaw. léegi bu ma dëppee wax ji nag loolu nag technique boobu nag moom. moom zone Kajoor zone Njàmbur moom dafa amoon doole. ba léegi est-ce que mi ngi am doole. ba léegi amatu fa doole dama déggatul kàll bu bëri quoi amatu fa doole kàll bëreetu fa. léegi daanaka am na deuxième kàll bi ma wax sax tey su ma toogoon biir Koki. di ko kàll gone yu bëri duñ ko xam même yenn génération yi am 30-35 ans mën nañ ko bañ a xam. ñun am nañ chance ñun ñooy presque dernière génération bu nga xam ne. ñun doon nañ kàll. professeur su ma xoolee yow si sa démarche. ak li ngay dox si aada ak cosaan aada cosaan disons diine dafa bëri coono
ci àdduna léegi. ci nit ñu koy defaree léegi si suñu réalité Sénégal non yenn saa yi di nga am jafe-jafe si réflexion yi quand on parle de aada lii aada la mais ci laa dëkk. lii c'est moderne. lii oui loolu c'est un vrai problème. ci laa dëkk ci loolu ngay dëkk ci tiit ngay dëkk. waaw ci jaxasoo ngay dëkk. ndax bis bu nekk ñu dëkkale ci aada loo xam ne dëkku fa bis mu nekk nga gis mbon goo xam ne mi ngi fi. ñu dëkkalee ko aada fekk du aada. bis mu nekk nga gis mbaax goo xam ne dañ koy dëkkalee bitim réew te aada la fi woon mais dem nañ ba katakay ni suñ bopp yi maanaam def nañ ba def ñu luy tubaab tuddee névrose. waaw ñu katakay ne. léegi. yow waaw bu fekkente ne da ngay wax ne lii aada la lii cosaan la. am na ñoo xam ne seen njànginu diine daf leen a tàggale ak seen bopp am ñoo xam ne seen njànginu nasaraan daf leen a tàggale ak seen bopp kooku soo ne lii aada la mu ne baaxul boo ne ci ceet nii la ñuy takkee nii la ñuy defee dañuy raame mu ne yooyu dafa araam mais du la may temps nga expliquer ko symbolique bi lan moo tax jigéen bu ñëwee ci buntu kër gi ñu ne nañ ko boot maanaam xale yu góor yi nga xam ne ñooy ay jëkkëram ci ay frère yu jëkkëram nañ ko boot. symbolique bi mooy liir ngay boot liir lañ la jox mooy dugg ci kër gi yéen a ko boot mu dugg ni ngeen ko bootee seen doom yi. da ngeen ko téye noonu yéen góor ñi. waaw mu dugg ñu jox ko dugub. waaw dugub sotti mu sotti muy def nii. ñu ne ko njël li ci yow rek lay jaar am nga responsabilité bi waaye bu ko téye del bàyyi muy wàcc. léegi loolu booy di ko expliquer tey koo xam ne dañ ko gëmloo ne ko tubaab bi mooy nit dañ ko gëmloo ne ko arabe bi mooy nit dañ ko gëmloo ne ko maamam tekkil woon dara. c'est-à-dire que liggéey bi ci nekk jafe gi ak ñi nga xam ne duñ la comprendre defe ne yow da ngay nekk di incarner loo xam ne dafa dépassé alors que gis nga nit ñett la li muy tibb ci démbam li muy àbb ci ñeneen ñi ak li muy yokkal boppam loolu mooy sa tey. li nga tibb ci sa démb. ndax li topp sa démb mooy saw tur. dëgg la yow tur bi nga juddoo biñ la koy tuddee fekkee woo ko laaj ñu la sa avis te niñ la ko tuddee dafa am. fu ñu ko jëlee kon héritage de rien que sa tur mais boo màggee da nga am nooy développé yow sa bopp ak say nit muy li nga yokk léegi nag da ngay dem école française dem jàngi alxuraan wala nga nekk catholique nga dem defi catéchisme yooyu mooy li ngay jëggaani kon ñun ñëpp ay synthèse lañ mais tey li gën a jafe li lay gën a métti mooy nga taxaw nga wax nit ñi ne leen waaw xam nga sun maam yi ñoom dañ daan dëkk ak seen papa ak seen yaay boo xam ne moom rêve bi yëpp amoon appartement la. nga bëgg ko expliquer ne ko dafa war a dëkk ak maamam ak yaayam moom bu jàpp ne da nga ko wax ne nañ envahir espace am te yow li nga ko bëgg a wax rek mooy rupture bi bu mu dagg. bu la déglu woon di nga àgg. amal loo téye amal loo téye. sa yaay na leen di gane si une fois par 2 mois. sa yaayu jabar yenn saa yi jël leen taal oto ngeen dem fanaani këram. seen doom yi nañuy seetante c'est important. mais moom bu la dégloo foofu. moom mi ngi lay dégloo rek non man li ma masoon bëgg kër gu mag laa màggee. dama bëgg a wéet sama doom nañ ko yemale parce que bëgguma mu jaxasoog samay doomu cousin et cetera. mais loolu li koy indi mooy xale bi day juddu ñu yóbbu ko école xale bi sama saak sama goûter. sama table sama bic. ñun sunu lal lañ daan wax sunu néeg benn valise man maa ngi fàttali ko ba bi ñuy def presque 3e benn valise lañ amoon. man ak sama doomu baay sama doomu ndey suñ doon juddu dañuy boole ci benn kër ñun ñëpp. bu vacances jotee ñu yenu ñu ñëpp ñëw Dakar donc loolu mooy jafe-jafe bi ñu am ñun. oui parce que c'est compliqué te am na ñoo xam ne dañ lay mere dañ lay mere non dama sonn ngeen yow yaa ngi jege yow man rarement laa lay gis ak yére tubaab. très rarement ça c'est une remarque que j'ai faite. et ba pare du sax c'est pas très important mais su ma ko xoolee ci ñun nasaraan si ni mu duggee si suñu veine yi ak ni ñu koy revendiquer yeneen dëkku Afrique yi anglais yi. ñu ci bëri ci ñuy wax suñu yenn ay kii yëre wolof la ñu gën a bëri lu ñuy sago. waaw xam nga tubaab bi moom dafa muus. tubaab bi ñun Sénégal on est spécial. waaw moom dafa ñëw toog suñ ko bopp yi ñu jox ko suñ bopp. moo tax yenn borom diine yi ñoom très tôt bi ñu ko xamee dañoo xeex loolu dañoo dagg diggante bi sëñ Babacar radiyallahu ta'ala anhu daan wax na bala may jox sama doom tubaab bi dama koy njëkk ci moom. boo demee sëñ Bassirou Mbacké moom la laan wax. yàlla yokk leeram ñoom noonu lañ doon def ne dañuy fexe ba nga nitee ni waa Ndar daan def buy dem école yi da ngay jàng alxuraan ba nga xam ne da ngay gis doomu Ndar bu làkkee tubaab nga ne kii mais bu ay mbiri àddunaam jotee mu lijjanti ko mbiru demam jotee mu lijjanti ko mais tubaab bi dafa ñëw ni ko latin bi defoon
because Jules César bi mu colonisé France système bi mu fa tegoon ci latin bi ku jàngul latin doo nekk lii ku jàngul latin doo dem nii doo dem dig église doo nekk lii. tubaab bi dafa ñëw def ñu noonu. léegi bu mu ñu defee noonu nag ñun ñu jël jikkoy tubaab bi daf ñoo jàngal làngam te gis nga ko tàqamti ko ci làmmiñam rek da nga jël jikkoom. man par exemple yaa ngi wax ne lii may soloo nii am na hasard mais am na réflexion parce que benn moment dama seetlu ne man li ma xamoon ci histoire France bi may nekk université mu ëppoon li ma xam ci sama histoire bopp. benn bis ñu posé ñu question boo xam ne suñu kër la réponse bi nekk te xaw ma réponse bi parce que dañ ne nañ laaj Leyti Guissé te Leyti Guissé moo jur ku ma jur te xaw ma ko donc loolu def ma prise de conscience. ma commencé di gëstu cosaan mais choc bi ma am bi gën a mag yaa ngi fàttaliku. may dem festival war a joué ji defe naa boobu ñi laa waroon joué ji ma am spectacle war a dem ànd ak ñoom Babacar Mbaye Ndak war a joué ji mais bu ma ñëwee aéroport Orly xaw ma Charles de Gaulle la ti bi ma ñëwee boobu commencé guñu woon tere ceinture yi. waaw boobu dama noonu sol lii. sol lii di tubaab lu ne ñëpp. bi ma agsee ñu ne nañ tekki suñ ceinture mais gis nga biñ ne ma tekkil sa ceinture man dafa mel dañ ne ma defal yaramu neen. parce que nag quoi qu'il en soit man doomu kookoo laa. man kokki laa yaroo. caameen laa màggee diggante Daara ak Jolof ak Linguère. fan foofu laa màggee. parce que bi ma kokki laa juddoo mais caameen laa Daara laa raamee quand même. sama yaay fa la dëkk sama benn parti fa lañ dëkk. ñun kenn ñëmu foo wax nit sumil sa tekkil sa géeñu ci penc mi. donc keroog bi ñu ma ko waxee nag ki laa nekk damaa nekkaat nag kaw Sénégal yi pire nag doon béykat dëgg parce que dama sentir biir Paris ne ñi ngi may def loo yaramu ne sumeekul tekkil sa tubéy. ma xool tubaab bi ne ko loolu kenn duñu ko wax tekk sa tubéy mbéj nit ñaa ngi fees bi dell mu ne ma sinon doo jàll. ma tekk ko affaire bi ma dem ba hôtel ma ne man maa sol seen yére. nit boo solee yérem da nga def ay jëfam. ca laa jógee na nag ne ñoom comme ñoom ku sol seen i yëf def ne ñoom léegi man yére yi donte sax yenn ci ñawin yi ma ngi jógee ci arab ya waaye tey arab mënut a ñaw lii sénégalais moo jël xam-xamu arab jël ñawinu jullit boole ko ak tailleur ak machine tubaab. fexe bañ génnee xeetu ni ñaw boo xam ne boo ko solee ñu delloo la Sénégal. mais bii ba ma ko commencé sol ba léegi nag aéroport kenn néew ma tekkil sa tubéy. mais influence boobu ni mu soree si askan wi lan mooy pexe bi parce que ba si suñu soxna yi di xeesal. ba ci bu weesu sax gannaaw l'islam bi wax na ci ba pare sax mais ci complexe bi en réalité ñàkk xam sa bopp da si bokk ba ci nit ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey fii te di liggéeyal askan wi taxawaay beeg comportement yi. nasaraan ci dafa sore si ñun ba boo gisee nit yenn saa position yi muy doxe ak ni muy doxee da nga naan te pourtant mën nga ko gën a tukki sax lu bëri mais da ngay xam ne am na manquement bu bëri si njàngat àdduna ak ñun ñan lañ Sénégal am nañ problème boobu nag. waaw am nañ problème bi waaye lu ci ne da ngay xool lu fa jiwu wa jeexul jógu fa loolu la wala wax wala nee na loo xam ne jiw wi liñ koy saxalee jeexu fa. jógu fa. xam nga loolu tubaab bi mu ko bëggee def dafa teg école. ba pare am ay programme léegi ñun école bii nañ fexe ba programme mu nite nekk ci. waaw léegi programme mu nite boobu ñu fexe ba làkki réew mi ñu jàngale ko ndax jomb kenn mënu ko man mënuma ko traduire ci français mooy professeur français laa de. 30 et quelque. waaye mënuma wax jomb naa def lii dafa rëy ci wolof ndax li nga jomba def sa ngor moo la ko mayut sa deret moo la ko mayut sa jom moo la ko mayut bokkut ak li nga ragal da ngay bañ ay dóor li ngay rus da ngay bañ ko gis waaye li nga jomb moom maanaam sa ngor moo ko seexlu baat boobu amul ci tubaab. bëri na ay valeur yoo xamante ni nasaraan si da koy réclamer. te fekk jiitu na fi ba pare. kontaan naa ci di waxtaan ak professeur tey moom bisum njàngat la high level ñu ngi dem ñëwaat. salaamaaleykum pour ñu ñuy door a dab ñu ngi ci high level émission la buy waxtaan si nit ku ne ak jëmmam ak xam-xamam tey ñu ngi am professeur Massamba Gueye boo ñuy door a dab nga bàyyi xel bu baax ndax waxtaan bi mu ngi xóot nag niveau baa ngi kawe na high level laa la wax lu waay jàngul la du ko tari si comme ni ma wax ci liggéey yi mu bëri rek donc professeur en même temps vacataire et conservatoire de Dakar tradition africaine loolu tax na dama la si laaj dafa may ubbil buntu ci laaj bu ma lay laaj bu ndaw mu nekk ay one and go benn ci wolof njaay sama waxtaan bi dafay neex parce que dama lay tàmm di laaj ay yoo xamante ni off the camera dama lay tàmm di woo sax ni la laaj wolof njaay lii mu wax ni parce que ku xam-xam yitteel laa si donte jëlu woon temps jàng lépp quoi
mais yow yàlla dafa def da nga màcc si njàngat boobu ba Sénégal yow boo fi dul kenn bëriwoo fi yàlla suturaal nañu ba ñu am la donc dañ lay profité laaj Olof Njaay dafa ne jigéen fonkal te bul wóolu noo koy analyser loolu. waaw Kocc Barma ko wax. Kocc Barma ko wax. moo tax nga ne Wolof Njaay te wax nga dëgg Wolof Njaay déjà ni ma posé question bi dama wax ko Wolof Njaay ou Kocc Barma. wax nga dëgg sax ndax bu lu Kocc wax rek am nga sañ-sañu ne Wolof Njaay nee na. loolu fu mu jógee Wolof Njaay Kocc Barma seen. waaw ndax Wolof Njaay boo ko déggee mooy baat bi cosaanam mënuñu la wax diw la waaye Kocc moom daf ci am yoo xam ne xam nañ ne moo ko wax waaye boobu bu la neexee nga ne Wolof Njaay nee na ndax Kocc lu mu wax rek validé na ko ci wolof waaye baat boobu dañ ko yàq ndax Kocc daf ne jigéen soppal te bul wóolu Kocc Barma bu ñu fàtte ne moo presque 17e siècle la donc bi muy wax loolu boobu fekk na ñoom fi ñu dëkk ay lamaan lañ mais am na ñu leen gane si. fa lañ dëkk ñoom. ñoom Kajoor gii la Kocc mi ngi dëkk Njonge Fall gi boo bëggee suba ma yóbbu la ba këram ay sëtam a ngi fi xam naa su ma leen di dégg maa ngi seen numéro téléphone Njonge Fall gii lañ dëkk Njonge Fall gii lañ dëkk fii. mën naa la yóbbu fii Kajoor gii soriwul. nga la yóbbu ba Njonge Fall. professeur Wolof Njaay moom. Wolof Njaay moom fépp la. moom boo ko déggee rek mooy proverbe boo xam ne amul source. kenn xamul source bi ñu ne wolof nee na. d'accord maanaam dëgg la gu ñëpp nangu. ok Kocc Barma nag daf ne jigéen soppal te bul wóolu mais bi mu koy wax dafa am situation bu am ñoom seeni jigéen sëy ak ñoo xam ne dañ leen a gane si ba ñooñu ñu jox leen ay tool bi nu demee nag ba am jafe-jafe ci tool yi mu am guerre bu war a am ci diggante bi te ñooñu jël nañ ay jabar léegi xam nga ay jarbaat juddu nañ fa ñuy gis jigéen ñi di dem ak ñëw ci bëccëg bi di roñ ay cin di yóbbu ci beneen village bi ñu defe ne dañoo am xew bi ñu yeewoo fajar bëgg a xeex ak ñoom ci version bi nga xam ne man moom laa jot bi mu bëgg a xeex ak ñoom nag ñu rendre compte que ne amatuñu ay minutes amatuñu ay ngànnaay mu ne sab jigéen daal soppal te bul wóolu xam nga Kocc Barma dañ ne moo gën a dégg wolof ci àdduna bi kon Kocc xamoon na différence bi am entre jabar ak jigéen waxut sa jabar soppal te bul wóolu daf ne sab jigéen ki ñuy wax mooy sab jigéen mooy ki nga bokkal ndey ak baay wala ki nga bokkal baay mu ne loo màggandoo ak màggam boobu loo yàgg ak yàgg ak moom bis bu amee jëkkër dootoo kilifaam mu ne kon sa jigéen soppal te bul wóolu léegi ñun ñu yàq baat bi nag def ko sa jabar soppal te bul wóolu dina bonteeg suñ jabar yi xamal luñ ñu dara naan Kocc Barma waxul sa jabar daf ne sa jigéen soppal te bul wóolu léegi nag baat boobu lañu yàq. dëgg la beneen bi muy mu am tuuti xaw ma ndax Kocc Barma la waat comme moo fi ñu gën a dégg wolof kon moom la ñuy delluwaat bu ndox tuuroo an baaxee des en même temps si wolof nga dégg bu ndox tuuroo da ngay rootiwaat. waaw dafa am koo xam ne daf lay wax ne la nit jarul muy am yaakaar lu mu am bu yàqoo rek ñàkk na ko na toog na yàcc kooku moo ne la bu ndox tuuroo an baax des daf la bëgg a wax ne la defal ndànk. ndax ndox li nga am li nga liggéey ba am ko. fexeel ba bu ko ñàkk ndax boo ko ñàkkee xëy na dootoo ko mën a amati. moo tax ñu ne la bu ndox tuuroo an baax fa des kooku ki la ko yow daf lay artu waxul la ne la nga an baax bi daf lay wax danger bi nekk ci ñàkk li nga am. waaw ki ne nag ne la bu ndox tuuroo rooti waa te fa des. kooku daf ne la bul découragé même li nga liggéey ba am ko bu yàqoo amul fulay xam ne na nga ko amee woon war nga ko ñafewaat donc ñaari baat la yu bokkut niñ koy firee. d'accord bii daf lay wax ne la defal ndànk. da lay alerter ne la defal ndànk bul ñàkk li nga yor. bii di la wax ne la boo ko ñàkkee bul wàccee say loxo demal nga wutiwaat. waaw kon ñaari yëpp baax nañ. léegi est-ce que ci biir waxu Wolof Njaay du am ay contradiction wala selon les situations de la vie de la société ci noonu la ñuy waxee. waaw xam nga boo xoolee daanaka même alxuraan boo xoolee yenn saa yi nga dégg yàlla wax fii yàlla wax fële nga mel na dafay weddante. fekk weddante wut. waaw weddante wut. c'est circonstanciel la. donc wolof moom dina am loo xam ne Matar Seck Mboro moo ko doon def bu wolof waxee ba pare mu wane gàtt nga ga ba pare jéem ko sof loolu exercice oratoire la boo xam ne ñun dañ koy def. dañ ko daan jàngalee dañ naan la luñ la wax rek nga wax contraire bi bu ne la gandu yeewu béy nga ne la bu fa fekkuti nag mën na koo def c'est-à-dire que loolu rek pour nga xereñ la. mais du wane ne li ñu wax du dëgg. moo tax dañ ne la wolof lu mu la wax mën nga ko weddi waaye lu mu la léebu mooy proverbe lu mu la léebu rek dëgg la.
ok c'était de la pédagogie. pédagogie la woon. macha allah yaa ngi ak professeur Massamba kontaan nañ trop ci waxtaan bi nga nekk koo xamante ni da nga màcc ci njàngale aada ak cosaan bon man ma am foo xamante ni dañ fay daje si gis-gis mais ma bëgg leeral askan bi tamit ba mu gën a leer si ñëpp rek ci yow à travers yow diggante taasu kebetu xaxar man nag xam naa ci tuuti forme lyricale peut-être du yeggee ak musique yi nga xamante ni musique urbaine yi nga xamante ni xew na ci àdduna bi ba tubaab bi defaraat kon ñu ngi ko xalaatee donc si pour ne pas influencer la question ban jàngat nga si am si lan moo jiitu en tout cas dafa nuroo nañ. jàngat bi mooy nit lu bu jànkonte jamono dafay natt boppam dafa war a am fulla nag. ba du gis lu rafet lu ne rek mun a jomb na ma. xale yi xëy nañ suba fekk fi salsa fekk fi mbalax jekk ba càgg télé am cassette VHS am nit ñi tukki dem Amérique indi cassette yi ñu gis ay xale américains yu ñuul yu gisatut seen bopp ci lu ñu weex yi tabax ñu xool ci seen maam yi liñ indaale woon Afrique la ca gën a nekk ñoom ginnaaw bi jazz liggéeyam ba pare ñoom ñu waxee ko noonu ñu indil ñu ko ne ñu lii mooy xale yi nekk ci taax yi màggee ci biir taax yi amuñu benn contact ak seen passé ñoom nii la ñuy waxee. mu ñëw tase xale yi nekk ci taax yi jël ko. ñu tuddee ko rap tuddee ko culture urbaine. mais comme tubaab bi wax nañu ne ñun suñuy maam muusuñu woon que ñun suñu làkk du woon làkk bu esthétique maanaam boo xam ne day jur ab lu taaral. boo indee taasu indi kebetu ñu ne la luy moom dafa dépassé mais nit ñi xalaatuñu ne. esclave yi bi ñuy dem ñi nu jàpp jaam bi ñuy dem dañoo yóbbaale seeni baax bi ñu demee nag li nga xam ne daf leen a liñ gën a téye mooy aada bi nga xam ne kenn du ci teg loxo mooy li immatériel parce que nañ doon togg mënatuñ ko parce que amatuñ cin nañ doon defee mbubb mënatuñ ko parce que amatuñu jumtuwaay yi waaye li nekkoon ci seen bopp yi nga xam ne ci lël yi lañ ko jàngee woon muy taasu muy kebetu muy way muy tëgg muy ñoom dañ ko garder boo demee tey fekk ñuy tëgg candombe dëkk fu mel ne Uruguay nga indi ko fii parce que def naa expérience bi lu mat fukki at ci ginnaaw indi leen ñu jógee Brésil ñu dajale leen Blaise Senghor ñu tëgg ak waa kër Doudou Ndiaye Rose yi ñu gis ne même rythme yi la même mesure yi la même bàkk yi la te même émotion yi lay def ci yaram léegi loolu la mën a nekkee ci musique man ko nekkee ci jazz war nañ mën a nangu tamit ne lii ñuy tuddee tey rap lii ñuy tuddee yëpp ñoom dañ leen a sof rek ci lépp loo xam ne poésie orale la poésie orale mooy taalif boo xam ne kenn du ko bind. day judd ci bopp jaar ci làmmiñ ba pare ñu koy soog a toog di ko bind. léegi nag lii nax nit ñi mooy bu ne la kebetu kii kebetu boo demee ci ngénte libu cosaan. am na koo xam ne dana xëy suba ba ngoon du noppi day wax picc mu romb mu laxas ko dugal ko ci biir cin lu daanu mu dugal ko ci biir compétence oratoire boobu. di improviser mais li muy improviser mooy moo yi muy dugal mais structure bi improviser wu ko. waaw lu mokkal la. dafa nekk léegi nag nga jël lu mel ne slam. tey jii ñu ne la slam bu fekkente ne nii nga koy bindee 3 minutes 20 la 3 minutes 15. da nga koy bind open mic la nit ñi dañuy ñëw taxaw nga toog dafa libéré ñu ne ma du poésie. damay am problème. dama koy wax ñoom Ben Khattab dama koy wax ñoom Rahim dama koy wax ndéem si yàlla ñoom Al Farouk yàlla na dem àjjana. ñun wax ne attention bind buñ ko styliser rek poésie la bu fekkee styliser wuñ ko nag du poésie ndax li wutale poésie ak wax mooy li wutale fecc ak dox nit ki day dox parce que dox dafa bokk ci ay jumtuwaayam pour mu dund nekk def yëfi nit waaye fecc nag moom day am bànneex xolam rek def ko mën na ko bañ a def waaw man leen nag nit wax. kaay lekk kaay tëdd dafa am da ko soxla mais toog ba càgg mu xool jabaram ne ko yaa ma leen gënal yaa ma tere nelaw yaay sama Sadio Ban mënoon na ko waxee dama laa bëgg waaye am na nu mu ko koy waxee mu tooy xolam comme salaam tamit am na noo koy tëggee di am ay retour am ay écho am ay réponse kon mën nañ jàpp ne poésie la mais bu bees mais yooyu yëpp mi ngi fi woon tur yi ñoo bokkul rek waaye amut lenn man lu ma gis ñu indi ko mu ñëw fii loo xam ne ba ngeen ko dëppee yéen def ko ci wolof duggut ci suñ biir xol yi waaw ñun nag biñ ko jëlee ci américains yi au début gis nga
yenn saa yi da nga daan dégg digidi loolu déggatu nga ko ci rab di léegi. waaw digidi xam nga moo doon lan moo doon lan tegle bi rek. waaw xam nga léegi bi ngeen demee ba gëstu. waaw loolu moo tax ma ne li gën a dooleel wolof. ak làkki réew mi hip hop la. waaw rappeurs yi ñoom ñoo gën a crédibiliser wolof. ñoo ko gën a joxaat jëm. parce que ñoo commencé ci bindaat. ñoo commencé mais gis nga bu ngoon commencé di def ci wolof bit bi bu ñëwee ba nga xam ne jël na bitu taasu rek nga dégg ñu leen non lii dootu underground wala mais kuy def fondation pour étage la. waaw boo commencé ngay def fondation pour étage la. mais tey pourtant boo demee ci jamaïcain yi bu ñuy def dub musique reggae dub. am na benn moment boo xam ne rythme bi ñuy am rythme taasu lay doon. loolu moo tax Baaba Maal bu mu demee tase ak ñoom Firing Fouta amul benn problème pour nekk ci même mesure yi ak ñoom. donc complexe bi rek moo fi ne. waaye lépp lu jógee fële ba ñëw fii war nga xool lan la méngoog li nga am te nag bul nangu ne ñoom ñoo la ko jàngal. macha allah xam-xam bi leer na te day dellu si waat toujours rek si complexe bi ñuy wax mais ci biir loolu bu ma gisee ñi taxawaay bi ñu ne dëkk développé wu lu dul ci làkk boppam ci ak jamono ji fi mu toll ak sénégalais yi ni ñu tubaabee bëgg buñ la waxee da nga tubaabee ni ngay kontaane ban jàngat nga xalaat ni wolof dina ko fi amati ba ci suñu route si culture bi dinañ dellu si waat ci position boobu yow lan ngay proposer. mais mbedd mee am dëgg xam nga dañoo ñëw ne ku administration ku fa dugg français ngay làkk waaw ñoom sëriñ boobu jógee kokki jàng alxuraan ñii jógee daaray Saalum yi ñii jógee daaray Podor yi ñii jógee daara yële ñëw jël Sandaga ak ko toog ko yor xaalis bi moom dërëm bi nag parce que dërëm nag mooy defar économie bi ñu demee ba commerçant yi nga xam ne ñoo fi ëpp doole commerçant yooyu ñoo yor économie bi ñoo yor doole ji mu am benn compagnie bu fi indi ay téléphone portable di ko jaayee puce 80 000 ne lii pour intellectuel yi la intellectuel yi seen salaire doyut xam nga ko jënd portable yi waa Sandaga ko jënd mais waa Sandaga bi ñu ko jëndee wolof lañ ci doon wax bi ñu ci commencé wax wolof nag administration bi ñu nekk ci banque yi ñu ëpp xaalis ci biir banque yi wolof la ñuy wax pël la ñuy wax bi ñu ñëwee ñi nekk ci kees yi jéem nañoo wax wolof bureau yi ña fay jël si këyit yi wolof la ñuy wax nit ñi tey jii wolof imposé nañ ko par force ci biir administration bi parce que loolu la peuple bi di wax boo duggee ci bitig li ngay njëkkal laaj borom bitig bi mooy ñaata doo toppatoo sax ba xam pël la séeréer la wala boo demee Fuuta bitig boo dugg la ngay njëkk a làkk waa ji mooy pël donc aujourd'hui ñu nangu ko ñu bañ ko langue nationale yi mooy suñu dund moom la ñuy wax ci suñu biir kër yi moom la ñuy wax ci suñu téléphone portable yi moom la ñuy wax ci suñu vocal yi moom la ñuy wax ci biir bureau yi moom la ñuy wax sax ci biir classe yi ñuy jàngale loolu buñ ko nangoo nag nañ am fitu jàngale ko ci école yi teel koo jàngale parce que xale bi jàng benn ñaar ñett ñeent juróom ak benn jàng góo didi tati nay joyi et góo jeegom mu dem ba am juróom-ñaari at wala juróom-benni at wala juróomi at nga ñëw jàngal ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 base représentation mathématique am est-ce que yàqu ko kon tubaabe gi yépp xam nga lan la titre bi rek la bàyyi ñun ñëpp a yem ku ci tëju wéet da ngay nekkaat nit ku ñuul kukk ku nekk wolof nag ku ci gént wolof nga wax ko fi jaan matt wolof ngay wax ko fi xaj mbow wolof ngay wax mbow xaj kenn dugg fi ci kër ubbi buntu ba xaj na la mbow nga naan pardon mukk wooyu ngay wax daw ba pare li ci gën a graaw sax man mooy su ma xoolee bu baax a baax wolof bi nit ñu bëri si problème bi ñu ci am mooy bind sax mënuñu ko ci mën loolu problème la bu baax bu doy waar. dañ koy làkk te mënuñu ko bind. mooy njàng mi rek. ñi ko man ñëpp ñun ñëpp kenn jàngaluñu ko ci école liñ ciy jéem lépp dañoo toog ba bis rek ñu xam ne dootu yoon ñu mën a bind tubaab mënuñoo bind wolof ñu dem. nguur gi am ay pourtant bu la waxee tey nguur gi am na département boo xam ne làkki réew mi rek lay toppatoo. te mi ngi ministère de l'éducation nationale. amoon nañ fa ay programme yoo xam ne dañ doon def bu gone yi wàccee mag ñi dugg ci daara yi ñu jàngal leen ban fere ijji mais loolu du solution bi solution bi mooy kenn ku ne làkk bi muy làkk nan ko jàngal mën ko bind mën ko lire bu ko defee boo demee campagne électorale parce que man gisaguma fi campagne électorale bu ñu def en français de. dëgg la boo soxlaa baatu nit ñi wolof ngay wax. waaw pour leer. waaw boo xoolee léegi sax réseaux sociaux yi kilifa yu ci bëri ñu ngi jéem a bind wolof kon solution bi mooy tubaab bi xanaa sa ñàkk xam li baatu tubaab bi signifié ci arab ak étymologie bi ak sib bi ko mag ñi siboon
moo tax nit ñu naan ko tubaab la sax muy ree mais ku xamoon li muy tekk dëgg bu ñu la waxee tubaab la da ngay xam ne yow doo texe. dootul léegi waaw dootul professeur wax na loolu. macha allah yaa ngi ci biir high level ñu ngi dem ñëwaat. pour ñu ñuy door a dab ñu ngi leen di ziarewaat ñu ngi am tey suñu père suñu grand suñu xarit waaw professeur Massamba Gueye ñu waxtaan bi am solo lool muy liggéey bu am solo ci réew mi professeur. nit ñi bu ñu la yow Sénégal bu la nit ñi gisee dañuy kontaan si di déglu ndax xam-xam bi ak revendication bi naturellement nit ñi gis ni loolu loo jàngale lu jóge ci xam-xam bu leer ñu xool itam sa parcours jàng nga mais da nga dugg si ay affaires yu bëri si àdduna yi activités yu bëri très actif macha allah aar nag nekk loo xam daf la topp rek te bàyyi woo ko. te surtout côté bi nga ci taamu te jël ko tamit muy les contes mu nekk loo xamante ni tey da ngay dem ba seetlu ne ku léebul bu ñëpp xaaxataayul wala waxoo lu vulgaire nit ñi du pour yow tu n'es pas intéressant te ñun bi ñu nekkee xale yëpp ci ñun lépp dafa nekkoon si ñun lu ñuy indiqué léegi nag choix wu Sénégal si conte je pense que sooy léebal. sooy léeb lu xaw a yàgg wala lu histoire bukki ak kii day mel na dafa amatul sens nit ñi amatuñu valeur di déglu di porter ay valeur yow mission boobu nga yor ba tey ba mu tax nga sanc Kër Leyti di delloowaat compte ci taxawaayam lan moo waral loolu. jërëjëf ci laaj boobu macha allah jërëjëf ndax li muy wane mooy yaa ngi bàyyi xel lii xew ci réew mi. parce que jotaay yu mel ni boo koy am tamit day fekk ngay bàyyi xel li am ci réew mi li nga wax noonu daanaka dafa tënk lépp dañoo nekk ci réewum jaawale parce que man théâtre laa commencé 15 ans parce que wax naa la ne sama papa fonctionnaire la woon mais def naan théâtre ma commencé 15 ans théâtre 16 ans kokki ga ma dëkk li may wax nit ñaa ngi may déglu kokki gi ma dëkk samay mag ñi nga xam ne ñoo doon samay mag ñi nga xam ne ñooñu mag muy formé ñu muy ay ñoom professeur Pape Thiam muy le l'aide de camp du président ñoom colonel Maysa Ndiaye nga xam ne ñooñu formé mais ñoom dañ ma bàyyi jiital ma à 16 ans ma nekk président ASC bi. 16 ans laa nekk président équipe nawetaan nekk naa entraîneur équipe nawetaan 8 ans buubu wee bi nekkoon fii capitaine éthiques. nekkoon na sama joueur. donc loolu ñun très tôt dañ ko xam. ñu boole ñu sport ak culture ma ñëw Louga di jàng ñu yokkal ñu ci basket ñoom Raoul Toubane bi yoroon équipe nationale yoroon équipe bu Ndar bi. ñu bokkoon club di basket. ñun donc dañu mas a tàggat ci sport ak culture mais théâtre bu ma nekkee ci biir théâtre bi di bind ay pièces di jouer ba ñëw université def 6 ans esthétique théâtrale ak professeur Ousmane Diakhaté bi nekkoon DG Sorano ci biir esthétique théâtrale bi ma découvrir lan la Occident indi mais chance bi ma am mooy théâtre bi ma njëkkee mooy bi Papa Demba Diop Papay Dembel Diop bi mu dugaloon ministère des sports bi ñu demee ba jaxase ñaar yi nag ma gis na dafa am lu manqué parce que c'est bien nga yóg sur scène nga jouer théâtre comme ni ko tubaab bi defee wala nga jouer ko comme ni ko théâtre populaire di defee mais am na lu manqué woon mooy léeb yi ñu daan léeb ci biir kër yi tey defar jikko yi daan defar nit ñi te nit ñi daan ree te du am ñàkk kersa du am dara léeb yooyu lan moo tax mu bëgg léegi ñu remplacer ko ay caaxaan li ma tuddee caaxaan mooy ba wax boo xam ne da nga koy wax rek nit ki ree dem muy réer bi li ñuy tuddee léeb du léeb benn paala woon mu taseeg benn séeréer ak benn pël du léeb maye la nañ bàyyi wax maa ngi léeb nañu wax ñi ngi maye loolu mooy stand up moom la américains yi tuddee stand up tubaab yi tuddee ko humour nga xam ne da ngay reeloo nit ñi rek yu ci bëri sax boo xoolee différence bi mooy première personne la da ngay nettali say jaar-jaar wala loo fekkee léeb nag da ngay commencer nga ne léeboon wolof boo déggee oon rek verbe bi conjugué dañ ko au passé lekkoon demoon fekkee woon gisoon waxoon nawoon fawoon kon boo ne léeboon mooy lii may wax ni wax la ju amoon ki lay déglu ne léppoon wala lippoon bul bàyyi dara nga ne ko amoon na fi amoon passé
moom mun la daan na am. xam nga mi ngi am ak daan na am du benn donc lépp dañ koy situer dans le passé ba ñu xam ne lii mag moo ñu ko fi bàyyiloon pour ñu defaru ci nga commencé nag lépp nga ne gaynde benn bis daf na ñëpp liggéey bukki ne du ma liggéey bi nu liggéeyee ba ngoon gaynde nanu reer bukki ne day reer gaynde bàyyi ko ba bukki dugal loxo bi gaynde jàpp loxo bi wiccax ne ko bukki mun a ko ku liggéeyu doo reer keroog bukki dafa fande foofu la lépp jógee tàbbi géej bakkan bu ko njëkk a foon tàbbi àjjana kooku gone gu ko judd di ko dégg 7 ans 14 ans nga koy dégg waaye gone googu du xëy suba di yendoon naan ataay suba ba ngoon parce que bi muy am 7 ans 3 ans mi ngi dégg ne bukki keroog ba mu yendoo ca tool ba liggéeyul ca guddi réerut donc loolu mooy lépp mooy teel a defar conscience su nit ki ci société boo ci nekkee da ngay am njariñ teel a defar conscience am ci léeb yi boo ko xoolee tey képp ku def lu bon dañ lay sanctionné léeb yi ku sàcc da nga ko fay ku fen da nga ko fay ku wuruj da nga ko fay mais ku def lu baax da ngay am résultat ku ñu yar da nga tekki ku yarwul da nga tekki kumba am ndey kumba amul ndey ñaari xale yu jigéen benn kër bokk benn baay kii ñu yar kii yaruñu bi nu génnee kii taseeg àdduna jaaxalu ko parce que lépp bi loolu nga koy résumé kumba am ndey moom mi nga xam ne yaayam yaru ko duggul woon ci biir waañ wi bokkut ak kumba amul ndey bi nga xam ne moom dañ ko doon sonal ci waañ wi xam ne li ci waañ wi kumba am ndey mi nga xam ne yaayam defalu ko dara moom xamul dara léeb boobu tey suñ la koy léebal da ngay jàng dañ la jox ñaari personnage kii ñu yar ko tàggat ko ci biir kër mu génn tase cin luy togg boppam jaaxalu ko parce que comme moom mi ngi woon ci biir waañ wi di togg xam ne cin boo koy baaral da nga ko fay bàyyi muy togg boppam waaye ki mës a dugg ci waañ wi te kenn yaru ko bi mu taseeg moom daf ne cin yow yaa ñàkk jom lu tax ngay togg sa bopp kooku ne ko fa nga jëm yàlla bu fa yiw yàlla jëm ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ba nga xamee ne léegi ñoom ñaari ñi ngi wëññeeku ki nu yaroon tàggat ko ci biir kër gi jàngal ko àdduna jàngal ko liggéey dafa indaale alal ay nag la indaale ay buur ay lu kenn xamul ñu wër ko mais ki nga xam ne kenn yaru ko moom kumba am ndey bi mu demee bi muy ñëwut dafa tooñ ay rabu àll ci digg ba ñu jox ko ñetti nen ne ko njëkkal bi bin na ko njëkkal toj mu bañ ko toj bañ a dégg ndigal ba mu toj rey ko xolam moo ñëw xol ba fan lañ ko sànni ci boolu yaayam kañ lañ ko sànni guddi lu yaayam doon def reer ñu ne liggéeyu ndey añub doom waaye ñàkk yar sa doom reerum ndey loolu mooy lépp bokkut ak toog rek nit ñi daje waxu awra waxu saaga waxu ñàkk jom non même humour boobu ñuy def tey boo xoolee instructif waaw stand-upper yi ak yenn humoriste yu mag yi. ay cax yu bëri la ñuy def. maa ngi xool dernier spectacle Ahmed Silla. dernier spectacle Ahmed Silla bi dafa jël affaire colonisation ak exploitation économique. mu dugal ko au cœur de son récit. intelligence bi foofu la nekk mais tey li may wax rek. mais baal ma de doguma la yàlla bu la yàlla dog Sénégalais yi dañu mën doyadal ba toll si niveau boobu léegi man. li may jooy rek te loolay sama mbokk rappeur bi sama génération bi dama leen di tiital ci yu bëri si loolu parce que Sénégal li ngay jéem a def ñafe yenn saa pour intérêt de génération à génération la mission bi nga nekk noonu laa koy xoolee parce que yaa ngi nekk intellectuel nekk conseiller président mais aussi nekk si état bi war a mën a am aide yu bëri sax lu mën a jàppale pour lu taxawaay boobu di yegg ci biir askan wi parce que am na ñoom dañ loolu lii da leen intéressé te ñu ngi seetaan télé am ñoom amuñu benn envie yor beneen xeet bu dul seen ay aada ak seen cosaan et pourquoi loolu ci Sénégalais yi muy jafe ci bu nit nekkee ci di ko dox ba yàlla def mu génn àdduna te du taxaw. waaw li koy indi mooy situation bi nga wax ñàkk a xam gëdd gi ak ñàkk téye bi. bu fekkee da ngaa ñàkk condition. doo ci sori da ngay teel a bàyyi parce que dañ lay décourager. oui bu fekkente ne discours bi daf dul arranger ñu bëri comme du arranger ñu bëri dañuy créer condition pour nga bàyyi. moo tax bi ñu bëggee taxawal Kër Leyti la maison de l'oralité bi ma ko bëggee taxawal 2009 maa ngi lycée Parcelles di jàngale professeur damaa jël samay salaire ma dajale di takk sama biir lekkuma di ko dajale ba nga xam ne am na tuuti xaalis bu fa nekk ñu jox ma benn programme collecter compte sur toute l'Afrique de l'Ouest kii nekk tey secrétaire général gouvernement adjoint Lamine Sarr moo doon coordonné volet pédagogique bi lañ ma ca fay ko si néew en tant qu'expert pour l'Union latine moom laa dajale dem banque bu nekk fii Sénégal biy joxe ay kër
dem leb ci fukki at ak juróom teg ko sama salaire bopp ne lebal leen ma damaa bëgg a tabax centre boo xam ne pour patrimoine rek la mais dama koy def banlieue Kër Massar boobu pour nga dem Kër Massar 3 heures de temps la ñu ne ma lu tax man leen parce que xale yi suñu amul espace boo xam ne xale yi dañ fay ñëw. suñu amul espace boo xam ne xale yi dañ fay ñëw ñu leen koy jàngal. wanuñu leen benn structure xale yi lu ñuy gis mooy rek ay tabax yoo xam ne ci modernité la leen di jox dama bëggoon nag tabax boo xam ne dafay représenter Afrique mais en même temps ci sama ñaqu bopp lay doon donc amul subvention ni de l'État amul benn tubaab bu ma jox benn dërëmu kenn demu ci. sur les programmes nag la ñuy am ay partenaires. façon partenaire bu nag la ñuy am national international suba sax mën nañoo ñëw ne high level émission high level dañoo bëgg ngeen jàppale ñu parce que dañu am programme formation pour xale yi. pour audiovisuel. wala pour hip hop. bu boobaa amuñu benn kersa man Massamba Gueye. boobu titre conseil bi dama koy teg ci suuf. sol sama dàllu association. sama dàllu patrimoine ñëw ba ci yow ne la. président lan nga ñuy dimbalee. boo ma joxee el président booy nga may woo. waaw man la booy président. waaw booy président loo may dimbalee. loolu dama koy wax mu leer nañ man aw ma ci problème bu côté boobu. c'est-à-dire que lépp loo xam ne day defar xale yi. je pense que war nañ ñu mën a jàppale. pour ñu defar ci xale yi. mais nit ñi dañuy préférer sponsoriser. yeneen moo tax sax souvent bu ma comprendre système ma commencé di organiser la grande parole. festival dama koy organiser fii di ko organiser Conakry di ko organiser Burkina. donc nga xam ne léegi comme événement bu mag la ay milliers nit moo ci ñëw. sponsor yi dinañ na ko def seen sponsoring. léegi nag da ngay obligé nga jël dugal ci danse wala nga dugal ci musique. wala nga dugal ci théâtre pour këppatal leen bañ ñëw xam nga këppatal. waaw xam naa këppatal. waaw kay loolu ñu naan def petax yi. waaw jël sa benn sindax sax dañ ko daan ñëwal sindax kii soccantal yi dañ koy këppatal. léegi boo leen këppatalee bañ ñëw nag. nga jël nag programme defar nit dugal ko ci biir. parce que ñun lépp noonu la lépp da ngay reeloo nit ñi. mais ree bi yëpp pour ñu ubbeeku la suñu ubbeekoo nag nga dugal ci. yow li nga xam ne mooy leçon de morale yi. donc jafe-jafe bi mooy que patrimoine bi. nit ñi xamuñu danger bi nekk ci ñàkk patrimoine. mais oui. parce que c'est ça. danger bi. danger bi mooy robot. yàlla ma yàlla baal maa lay dog mais gis nga je faisais allusion ay bibliothèques yu mel ne ay Samba Diabaré Samb. ay Doudou Ndiaye Rose ay V5 Faye mais œuvre yi ñu def liggéey yi ñu def ci àdduna mais Doudou Ndiaye Rose c'était pas pour rien yàlla na ko yàlla yërëm mu yoon bu dee bu kenn parce que il ñuy topp projet bu mu bëgg teg depuis longtemps mu waroon générer vraiment ay institution boo xamante ne dina mën a nit ñi dinañ mën a relate si ñoom tey li ngay dox ni si mission bu mel noonu la ci xam-xam bu rëy mais Sénégal lu tax ñuy seetaan nit ki ba mu yegg feneen après ñu war a taxaw ni jàmbaar la woon te ñëpp taxaw di seetaan. gis nga booy dund nii damay toog ba caag ma koy xalaat maa ngi naan ci yàlla ku mel ne professeur Babacar Mbaye Ndak yàlla may ko gudd fan. ku mel ne professeur Lamane Mbaye yàlla may leen gudd fan dañuy dem ba màgget fi gore dem ba génn àdduna ñi toogoon ci internet bi di leen saaga ñëpp parce que dañuy toog ci internet bi di la saaga di la wax yu kenn xamul. mais yow nga xam fi nga jëm. nga xam fi nga jëm teg fa sa tànk. tubaab yi ñoom ñooy jël avion. ñëw Kër Leyti. dem ci centre yu mel noonu. dem Selto. dem espace Guingané fële ci Burkina. wala ñu dem yi espace Yélène fële ci Bobo. wala ñu dem nu mu tudd espace Oiseau Compteur. wala ñu dem maison Gabité Lomé. wala ñu dem Nafaroba. wala ñu dem espace su Ousmane Aladji Bénin. tubaab yi ñoo jël seeni avion ñëw def ci seeni xaalis. projet yooyu yëpp généralement lu ci ëpp. ministère de la culture dafay jàpp ci structure bi. boo xoolee direction du patrimoine ñun aujourd'hui nekk nañ partenaire ak ñoom. mais partenariat boobu bala mu doon gën a neex mooy secteur privé bi. nga xam ne responsabilité sociétale d'entreprise am daf naan partie bi patrimoine laa ko jox pour que suñu aada ak suñu cosaan bañ a réer. donc loolu moom mooy ñàkk gindiku bi léegi nag lépp loo xam ne luy niroog lu jóge bitim réew la loolu dañ koy bëgg. mais lépp loo xam ne dafay nekk fii. dafa mel ne comme si nit ñi maanaam def ci seen alal wala def ci seen koom perte temps la. léegi nag comme li nga wax Vieux Seigne aujourd'hui waroon nañu am plus de 50 documentaires ci moom. waroon nañu am plus de 60 documentaires ci Doudou Ndiaye Rose. Alaaji Samba Diabaré Samb la même chose am nañ ay documentaires yi Laurence Gavron moo ko defar. ànd ci ñoom Ibrahima Wane et cetera. donc aujourd'hui jeunes cinéastes yi man ñoom laay wax ñi nga xam ne ñoom ñu liggéey ci audiovisuel nañu retourner vous vers le patrimoine ñu produire des éléments du patrimoine ñu dem direction de la cinématographie waxtaan ak ñoom ñu poser leen bu ko defee. les chercheurs sont là chercheurs yi ñëw accompagner leen. tey am na Ivoirien boo xam ne mi ngi def liggéey boobu benn réalisateur ivoirien
mais mi nga jógee ba Côte d'Ivoire ñëw bëgg ko def Sénégal. léegi ñun kon lan moo tax ñu mel ne ñu doyee del suñ bopp ci yenn domaines yi. ñun dañu mën a émerveillé wu si ay yeneen nit mais am complexe def lu ñu war a def. mais man mës naa waxtaan ak benn producteur koo xam ne mi ngi ci milieu artistique bi ñuy waxtaan boobu ñu ngi doon bind yàlla dogaloon na ñu tànnoon ma ci bi ñuy bind statut des droits statut de l'artiste et des acteurs culturels. ñu toog di waxtaan ba caag mu ne moom muy considérer que man du ma artiste. ma ne ko lu tax mu wax ma quand ma expliqué ko ce qu'on est en train de faire les spectacles qu'on joue ñaata yoon la ñuy tourner dans l'année. ak fan la ñuy dem. ak comment on gagne notre vie. mu toog ba ci ak mu ne ma mais yéen lu tax du ngeen communiquer ci loolu ma ne ko non affaire bi nekkul ci lu tax du ñu communiquer. affaire bi mi ngi ci même boo ci communiquer nit ñi xaaruñu loolu. justement fi nit ñi toll. anecdote bi ma lay jox bu gën a doy waar dañu nekk Côte d'Ivoire jeexal crise bi. bi mu jeexalee crise bi état côte ivoirien bi commencé di organiser ay concerts yu mag ci mbedd yi ba tuddee ko concert de la réconciliation ñun ñu am benn programme autour des comptes tuddee ko la caravane du compte ak ñoom taxi compteur ñoom Binda Ngazolo et cetera tous les compteurs africains on était 12 pays yooyu dañ doon def tournée. caravane bi dañuy ñëw Dakar def 3 jours de formation def 2 jours de spectacle dem Lomé dem Abidjan noonu lañ ko doon defee bi ñu ñëwee Abidjan ñu dem Abobo avocatier. fi commando invisible nekkoon kër gi mu nekkoon di tirer. nga xam ne dafa am ñu rayante ay famille yoo xam ne dañoo rayante. ñu organiser fa benn rencontre ci espace Amway mooy ndaw soosu nekkoon ci série boobu ñu tuddee ma famille. waaw buntu këram parce que elle est conteuse aussi buntu këram lañ dem ñu dajale waa koñ bi ñoo xam ne toogoon nañ 10 ans presque du ñu waxante ñu dajale leen génne leen mais stratégie bi ñu jël mooy xale yi kenn ku nekk lépp bu la sa yaay jàngaloon wala sa maam kaay nga lépp ko. on a commencé waa koñ bi di génn ba mujj waa koñ bi génn toogandoo ñoom ñëpp ñoo xam ne pendant 5-6 ans daawuñu toog di wax donc ñun dañuy utiliser compte pour en tant que spectacle mais pour réconcilier nit ñi pour créer ay espaces yoo xam ne ci quartier yi nit ñi bu fekkonte ne chaque mois quartier bu ne am nañ benn jataayu lépp boo xam ne famille dañuy fay seen télé ñëpp génn mais nit ñi dinañ gën a xamante seen immeuble bii wala beneen immeuble bu nekk ci beneen koñ ñu néew tey chaque premier mercredi du mois 16 heures bu xale yi dem fenn ñëpp nañ daje dinañ jël ay léebkat ñu ñëw léebal leen loolu suñ ko doon def xale yi dinañ gën a xamante mais tey soo koy wax day mel ne comme si da ngay raconter loo xam ne lu impossible alors que tubaab bi dañ koy def. aujourd'hui ñun dañuy dem dans les prisons pour enfants. parce que xale yu ci nekk ci prison yu ci bëri ban problème lañ am mooy problème wax lu leen naqari yenn saa yi duñ ko mën a wax ba dañ koy extérioriser par violence. non pas la parole. waaw mais ñooñu tey boo leen fekkee fa ñu nekk di leen jàngal lépp def ay atelier de con ñu ngi koy def ak waa Forbe. le 24 décembre man maa ngi woon Forbe ak prisonniers yi. association des compteurs du Sénégal léegi bon ci leer mi ngi koy def depuis 15 ou 20 ans. journée mondiale du livre dañ ko doon jël ñun duñu lire. dafa war di fës mais boo invité yenn télé yi duñ ñëw. boo leen invité duñ ñëw da nga leen di invité duñ ñëw finalement nag da ngay am sa ngor dootoo invité kenn. nga def te yàlla tax. donc je pense que ne ni ñuy demee ci hôpitaux yi di léebal xale yi. di ko utiliser comme thérapie. pour seen naqar wàcc. di leen jàngal comment dire son discours naka ngay waxee sa naqar ni ñu koy defee dañ koy def te yàlla tax. dañ koy def parce que dañoo gëm ne ñun loolu daf ñoo defar ndax suñu demee tey ba am benn salaire ci biir dëkk bi. école publique moo ñu ko jox. kon école publique boobu nan lañ ko mën a delloo mooy ñu jël li nga xam ne am na ko si néew ñu jëm ñu delloo ko gone yi man de bu ma sañoon te nga xam ko nag kuy léebal sa doom du la ragal. kuy léebal sa doom du la jéppi kuy léebal sa doom du la bañ yooyu nag boo ko xamee nga bëgg sa doom jegele ci société bi nga xam ne xale yi ñu ngi ci téléphone portable yi. ñu ngi ci Facebook da ngay tëj sa doom sa biir néeg ne génnut kamay joxonteel rendez-vous mi ngi koy fekk ci biir néeg bi te du fëgg sa buntu kër parce que ci page Facebook am lay jaar wala compte Instagram wala Twitter. te doo wax ak moom wala TikTok. te doo wax ak moom ci biir munoo ko génnee sa kër. bu njëkk ba dafa neex nit day ñëw nga ne ko génne sama kër léegi génne sama kër amatul. parce que fa muy jaar koto ko fay dugal. léegi nag naka ngay def ba jiitu sa doom ci loolu mooy teel leen di léebal teel di waxtaan ak ñoom. teel aussi sa biir kër. mais tubaab yi ñuy toppandoo sax tubaab yi ñoom dañuy woyal seen doom yi sax. tubaab day léebal doomam sax dañuy léeb di waxtaan. xam nga di raconter histoire sawar ci tubaab day wax ak doomam bu gën a dem bay mag sax di ko raconter di ko tiiteel si ay affaire di ko da ngay gis ni lépp c'est éducatif c'est pédagogique mais am nga mission bu rëy. am nga mission bu rëy yàlla def la nga rek benn ay 500 ci biir réew mi liggéey bi gën a Sénégal dëkk bu paradoxal la quand même li ñuy ñoddi ak li ñu nekk dëggantaan am na wuute bu bëri ñu ngi dem ñëwaat ci seen rubrique studio high level.
yéen a ngi ñëw ci seen rubrique studio nag bi ñu fi dalal tey nag moom du ganu studio parce que liggéey bi muy liggéey tout le temps dafa ànd ak loolu professeur la mais artiste la comme on avait dit depuis tout à l'heure professeur yan musique mooy sa musique yi nga gën a bëgg ngay gën di faral di déglu. li may gën di faral di déglu bu ma waxee te yàlla tax actuellement nii musique bu jógee Wagala ak musique bu jógee Guinée muy Dez Altino ak Soul Banks parce que ay xale lañ yoo xam ne dañ jël patrimoine bi def ci musique urbaine boo xam ne adduna bépp dañ koy déglu donc rencontre boobu moom laay gën a déglu ginnaaw Alaaji Samba Jabare Samb bien sûr mais hip hop laa ëpp lu may déglu parce que damay bëgg musique boo xam ne texte yi day wax ak man yow duma la tudd parce que yaa ma dalal tey day nurool am lu muy nurool mais Fou Malade déjà am naa chance liggéey ak moom ci album moom bu mujj bi ci benn niveau liggéey ak Matador ba def même intro benn albumam parce que damay sentir que ñoom dañu laal ci loo xam ne man daf may mooy kebetu ak wax donc dama koy déglu Gaston aussi naa ko déglu lu bëri ak Elzo aussi dama koy déglu ay déglu tamit Deep di déglu aussi sama doom sama jarbaat Mortala parce que Mortala moom sama doom la moom ci Louga mais li tax ma leen di déglu mooy que dafa nekk musique yoo xam ne su ma man damay wéet lu bëri donc bu ma xasee ba génn nii rek maa ngi sama kër mais ñoom damay waxtaan ak ñoom en fait musique la bu may waxtaanee ginnaaw loolu nag damay déglu country dama koy déglu lu bëri parce que dama nekk ku màggee ci àll nekkoon doom baykat ak sàmm donc Dolly Parton koy déglu tout le temps mais sama musique de yooyu daal mooy yi nga xam ne dama koy ëpp lu may déglu ginnaaw nag li nga xam ne moo lal lépp mooy xasida yi waaw xasida yi mooy bibliothèque mooy musique numéro 1 waaw d'accord ma génne ci xasida yi nag ba nga xam ne war naa wax ak àdduna nag moom yooyu mooy yi may déglu moom mais damay déglu lu bëri hip hop am na sax sama collègue yoo xam ne dañ naan suñ ma bettee may déglu dañ naan mais dañ def na woon ay Samba Jabare ngay déglu man leen non waaw xam sa démb xam sa tey waaw am na solo merci professeur léegi ci biir loolu dañu bëgg dalal la fii ci studio bi pour nga waxtaanal yow am nga taaru mbind incha allah dañu bëgg nga proposer ñu bi ay paroles de bonnes paroles de belles paroles mu dem ci askan bi tey bu ma la waxee loo ñuy waxtaanal loo ñuy dëgmalal askan bi si lan nga am envie wax. bëgg sa réew. waaw ndax am na ñuy bëgg lu Sénégal te ñu nekk ci rajo yi télé yi mel ne man di wax rek. ñoo bëgg réew mi mais est-ce que bëgg nga sa réew. est-ce que sa jëf ak sa wax ànd nañ. donc tey loolu nga ñuy waxtaanee loolu rek la ñuy waxtaanee bëgg sa réew mooy lan. waaw loolu la ñuy waxtaanee tey. donc noonu la yaa ngi ci biir high level yaa ngi ci sa rubrique studio ñu toog déglu prési mu waxtaanal ñu si suñu réew ak bëgg sa réew nooy def ak nit ngay mel pour ba wax ni bëgg naa sama réew donc ñu ñëw léegi ci rubrique studio. donc prési li ñuy def mooy dama lay jox casque bi. président wax de. waaw président yow président nga lépp nga yow bi may lire ci Google. sa affaire yi ba léegi nii mënuma yeggalee fonction yi xam nga ay ordre xaw ma yow maanaam yow da nga nekk kàngam ci réew mi ba pare de passage damay waxaale ci sa livre bi génn na wala génn ko. bii génn na. mais defaguñ présentation publique. macha allah lan nga siy waxtaan autorégénérescence du conte. waaw c'est 40 ans de recherche nag ci lépp lan la mën a jëriñ askan nañ ko mën a utiliser école naka lañ ko mën a utiliser ci médias yi ak lan moo tax lépp disparaître li ñuy wax naan moderne ba léegi lan moo tax lépp moom dëgër bopp rek toog fi. waaw léegi loolu laa doon jéem a analyser ci à travers spectacle de conte yi doon am depuis 98. ba léegi ba 2000 nag collecte boobu ba 20 ans yi. ci laa nag am fitu génnee li nga xam ne moom laa ci xalaat sama gis-gis. macha allah yàlla na yàlla barkeel ko yow liggéey bi ngay liggéey ànd naag xam-xam buute naag tuuti ñi nga xamante ni suñu maam yi bëri nag dañ daan wax rek dem kenn daawul bind te bind am na solo tamit nee nañ. waaw bind am na solo les paroles s'envolent. les écrits restent. waaw incha allah. donc dama lay jox casque bi nga yegg ci suñu kii bi ni ko mag di wax bu dee néegu sarala la wala wolof. bii. waaw néegu sarala la. waaw néegu sarala la kon jàng wolof de. non président
sere waaw néegu sere la kon baax na fa la njaq yi nekk waaw bismillah. Merci. Et donc yaa ngi si High Level ak professeur Massamba Gueye li ñuy def mooy dañ koy déglu mu waxtaanal ñu tuuti. Merci. Président parole yi am na solo. macha allah bisimilah. jërëjëf macha allah alhamdulilah rafet na lool mbind mi ak kii bi li ñuy def mooy dañuy jël tuuti temps déglu. ayca nañ ko déglu. ñu dégloondoo ko enjoy ko ensemble. waaw bu naqaree nag ci ki ko enregistré la. waaw tamit leer daxmaan donc kon yow am nga sas fi toll yi donc lañuy ñëw déglu ensemble professeur parole yi mu bëgg partager ak askan wi yëpp. bëgg sa réew mooy wane ko bëgg sa réew mooy dëkkee bañ a pasare alalam bañ a këpp ay keesam bañ a jalgati ay atteem bañ a xatal ay mbeddam bañ a asaaloo suufam bañ a mbuxum ay lijaasaam bëgg sa réew mooy wane ko bëgg sa réew mooy bañ a ger ay attekatam bañ a lekk alali geretam bañ a njuuj njaaj ay woteem bëgg sa réew mooy it di xëy waxtu di wàcc waxtu di liggéey te doo tappale di bokk ci ñuy wote di weg ay raayam di setal deram di sellal ay mbeddam di fay say galak di weeje ñiy sàcc ak a yëkkataan di sàmm alalam te yemale di téye alalam tëddee ca njaaxaanaay di ko bañ a saax-saaxe bëgg sa réew kon mooy faj ay doomam bëgg sa réew kon mooy sàmm ab deram bëgg sa réew kon mooy aar alalam bëgg sa réew kon mooy it teeru ak màggalam bis bu mu moomee boppam bëgg sa réew mooy di ko wane. macha allah vraie leçon de professeur la. bu jëm ci toute personne qui se dit patriote. waaw def naa luy daal mooy wax ji mooy lan mooy sam réew ak lan nga ko war a delloo li ñu war a bàyyi xel ñun ñëpp mooy képp kuy sénégalais buy wax ci beneen doomu sénégalais na jàpp ne wax ji gën a rafet la war a wax ci moom ndax boppam lay wax li yàq nag réew mi mooy wax ju bon ak wax ju ñaaw jëf ju bon jëf ju ñaaw noonu da ngaa bëgg Sénégal. ba pare deram bi foo toll di ko yàq deru Sénégal nag mooy am jikko yoo xam ne rafetul yàq deru Sénégal nag mooy tooñ yoonu Sénégal yàq deru Sénégal mooy foo tukkee boo ne sa jëmm taxawee ñu ne cam defar deru Sénégal nag mooy nekk bitim réew am fa taxawaay boo xam ne fu ñu la gisee naw Sénégal te loolu defe naa ne mooy bëgg sa réew kon bëgg sa réew daal mooy jàpp ne sam réew aw yaram la ni nga bañee jël paaka di ko dagg ni nga bañ a jël poson di ko naan bu ko def ci mbedd yi bu ko def feneen donc loolu mooy li am solo. macha allah kontaan nañ bu baax a baax professeur di kontaan si ni nga partagé xam-xam bi la yàlla may nga yëwoon ci lool nag bu la woowee téléphone nga jël laajte dañuy werante ay jeunes du ñee li ñuy waxtaan dama lay woo téléphone heure bu ne nga am habilité ñëw ba si locaux yi Taf Label sagal ñu kontaan nañ bu baax yàlla na yàlla sàmm la. yeggale na ni ñu yoon ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam merci beaucoup jërëjëf wax la bu gàtt waaye ci xol la jógee jërëjëf di baalu ñëpp ak nag. macha allah yaa ngi woon si biir High Level émission bi lay andil jëmm di la wan li ci yàlla sol ci moom ak li mu mëne ñu partagé ko ñëpp je pense que nit yu mel nii dafa jar a fësal ci biir réew parce que nit du dara lu dul ay valeur am. ñun yàlla sàmm leen yéen ñi toogoon du ñu seetaan thank you very much si caméra yi amoon ngeen Daxmaan ak Modou mais en même temps ci musique bi tamit am nga Dax the producer the genius man we out